nee naa la Djiby kii ñu toogal tey moom mooy làmb képp kuy wax ci làmb ci département de Mbour rek moom ngay dimbali mu nekk koo xamante ne ni nit ku yàlla baaxal la doon taalibe Serigne Touba doon jàmbaar aussi nee naa la kii moo fekkee jamono ñoom Fabi Félir kii moo fekkee jamono yi ñoom Diagne Djilass kii moo fekkee jamono yi ñoom Dame Soudiane mu doon koo xamante ne nii bu wax ci làmb doo bëgg mu noppi tey nag ñu ànd ak Djiby l'enfant chéri de Mbour ak D4 TV bëgg a waxtaan ak moom ci wàllu làmb Raay maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndiob di kontaan bu baax nag vraiment ci ñëw bi nga fi ñëw ànd ak sama frère aussi Djiby Ngom aussi nga xam ne yéen ñaar samay rakk ngeen te ànd bi ñu ànd yàgg na maa ngi am mbégte franchement bu baax a baax a baax ci ñëw bi ngeen ñëw seet si ma nii ñu war a waxtaan ci làmb. ok seet si bi la seet si nga am ci mbégte kontaan ci lool ñu bëgg a waxtaan ci wàllu làmb mais su ma la doon laaj tey kan mooy Raay Diaw loo may wax. non Raay kay comme rek yow ni nga ma xamee doomu dëkk bi la je suis de Mbour fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa màggee masuma dem fen Mbour rek laa xam donc nekkoon xaleel doon focc làmb fekk sama ay waajur doon ci fo sama ay ñoom maam sama ay nijaay sama ay pap yàlla dogal tamit ñu nit bi ñu demee rek ba xaw a xàmmee ñu dugg ci di ci fo ba yàlla dogal ñu bàyyi yooyu yëpp nag aussi tey ñu ciy liggéey vraiment donc kooku mooy Raay moom xam naa ne xaw ma fan mais Mbour moom jarul sax ma leen di wax parce que ñoom xam nañu donc loolu la moo waral tey jii ñuy liggéey ci làmb parce que lu ñu dund la à l'âge très jeune fekkoon aussi suñu parents yi di ko dund doon maanaam lu ñu doon la daal lu nekk ci ñun la deret la ci ñun. donc làmb boo ciy wax ñu bari dañ lay bàyyi xel di la déglu bu baax a baax a baax te sa biir wax sànq nee nga da nga fekkoon parents yi di ko def kon ngemb li da nga ko fekk ci kër gi. waaw loolu dafa am lañ ko fi fekk xam nga sama maam Babou Kër Booy moo daje woon ak Cheikh Mbaba dajeek ndaanaan yu baree bari timit nga xam ne Aldoy Booy tamit sama yaay nàmp jox ko mu nàmp mu dajeek ñoom Amboura Sarr dajeek ndaanaan yu bari ñun aussi bi ñu ñëwee ñu jaar foofu lu ñu donn la daal loo xamante ne nii dañu ko donn fekk ko ci kër gi donc moo tax tey vraiment macha allah ñu ciy sant yàlla ñu mën ci waxtaan parce que xam nga xaleel moom nit li nga xam ne da nga doon xaleel di ko dund boo ci màggee rek bu la yàlla dimbalee di nga ci mën a waxtaan loolu rek la waaw. ok depuis booba nga nekk ci di ci liggéey suñu borom dogal yàlla boole la ak l'homme des grands événements muy Cheikh Fallou Luc Nicolaï lan moo la booleeg moom. waaw mais li dara doomu Mbour la moom aussi may doomu Mbour ñu bokk dëkk bi ñun ñaar yàlla dogal tamit muy xiir ko ci làmb mu bëgg a làmb jël xaalisam di ko ci dugal man aussi ma nekk ci acteur xam nga ñaar ñoo xamante ne nii dañoo bokk bëgg-bëgg moom pour ñu ànd yomb na parce que ki bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg ku ko wéttali te jël bunt bi du leen boole donc ñun ñaar ñëpp ñuy doomu dëkk bi ku ci nekk tamit bëgg développement dëkk bi yàlla boole ñu tamit ci bëgg-bëgg ñu ànd tamit ànd bu sincère vraiment ànd bu sincère bon di liggéey rek ci làmb pour liggéeyal ko Sénégal yëpp parce que xam nga Sénégal yàlla dafa def du ñu bëgg làmb parce que suñu cosaan la moo tax ñu bëgg ko donc yàlla xiir ñu ci nag boole ñu timit ñu ànd bu rafet di ci liggéey loolu rek moo ñu boole mais du leneen. ngeen organiser combat bu mag boo xamante ne ni combat royal la muy diggante Modou Lo roi des arènes ak ki nga xam ne mooy Ama Baldé le fils de Falaye Baldé làmb ji am na coow li bari na lool dina am du am wax ji bari Modou Lo mi ngi ci ruqam di liggéey Ama Baldé aussi mi ngi ci ruqam di liggéey loolu luñ ci Raay mën a wax. waaw mais kan moo ne du am. difficulté yi lig nekkoon suñu borom dogal na difficulté yi jeex na mais coow li moo bari ci làmb jooju. waaw mais combat bi moo toll noonu rek mais mbër moom kenn du lekk avance te du pom déjà ñaari mbër yëpp lekk nañu avance xam nga ne kon combat dina am. lig nag yàlla def na nekkoon na ci ay jafe-jafe mais yàlla suñu borom am na lu mu ci teggi ñuy ñaan aussi lépp rek jeex ba mu mën a delluwaat ci activité am mais li wóor te wóor mooy combat bi moom incha allah dina am du yaa ngi gis léegi li génn léegi fii
mu ngi ci yoon wi noonu di dem Dakar daje ngeen léegi fii donc ci combat bi la nekk incha allah ci kattanu yàlla bu yàlla nanguwul li may woon moom combat bi dina am parce que ñaari mbër yi moom ñu ngi préparé xanaa ñu ñaan rek saison bi ubbi ci jàmm feebar bi dugg ci kaw àddina bi dal ci àddina yëpp yàlla dogal mu jóge fii ñu delluwaat activité normale vie normale mais làmb ji moom bu yàlla defee jàmm rek lépp nekk ci jàmm incha allah dina am. dañu ñëw ñu fekk fi Cheikh Fallou Luc Nicolaï dama ne woon du ma ko tudd sax damay xaar mu tudd ko dañ ko fekk ci kër gi ñoom ñaar ñuy waxtaanu néeg mais est-ce que mën nga ñu ñamal tuuti li ngeen doon waxtaan. non li ñu doon waxtaan nag moom vraiment mënuma la ci ñamal dara mais jàmm la rek parce que xam nga Luc moom fii këram la. waaw moom suma mag la yàlla moo ñu boolee bon fii këram la à tout moment bu ko neexee dafiy ñëw man aussi damay dem këram sama nit la daal yàlla moo ñu boolee li ñu doon waxtaane moom jàmm rek la ak salaam ñu ngi ñaan daal yàlla defal ñu jàmm ba ñu mën a tëgg làmb ji ci jàmm ak salaam. yaa ngi déggante ak champion yi. waaw mbëri moom vraiment ku dee rek yaa ak sa bàmmeel man déggante wu ma ak ñoom mais Luc mu ngi déggante ak ñoom Luc mu ngi déggante ak ñoom mais man moom déggante wu ma ak ñoom mais Luc mu ngi déggante ak ñoom guddi ak bëccëg. ok en tant que raay takk ngemb ba tekk ngembam waaye bàyyiwul làmb yàlla dogal tey muy liggéey ak Cheikh Fallou Luc Nicolaï ñu organiser combat royal en tant que mbër bu bëree ba bàyyi làmb nu mu gisee combat boobu Modou Lo le roi des arènes ak Ama Baldé techniquement. waaw mais combat la rek njom xam nga combat moom xam nga ñaari mbër moom bu ñu leen boolee rek c'est parce que ku nekk mën nga bëreek sa morom te mbër boo mënee bëreek moom rek mën nga ko daan kon donc tey xaw na teel ci analyser combat bi parce que ñaari mbër yi affiché guñu seen forme et puis combat bi même bu saison bi ubbee dina jël date boo xamante ne nii peut-être dina dem ci ay mois nañu xaar ba ci kanam mais li wóor te wóor mooy combat la bu mag combat la bu rëy boo xam ne Sénégal ñëpp ñoo bëgg combat bi parce que ñaari mbër yi ku ci nekk vraiment da nga prouver lu tax nga bëre ak sa morom tey Modou moom mooy roi des arènes Ama nag gis nga fi mu jaar moom it corrigé ku mel ni Tapha Tine ñoom Malick Niang agsi na donc ñu ñaan rek yàlla yóbbuñu ci que le meilleur gagne. ok jërëjëf que le meilleur gagne ñaari champion yi diggante Modou Lo ak Ama Baldé ñu gis tamit CNG depuis 1994 ba léegi ñu ngi ci géewu làmb yor bopp CNG bi suñu borom dogal coow li bari gis nga ministre Matar Ba depuis coow li bari lool ay solution am na Alioune Sarr génn na ñu formé li nga xamante ne nii mooy beneen groupe boo xam ne moo nekk ci bopp CNG tey avec Bira Sène Raay nu mu gisee loolu. waaw sant yàlla d'abord di féliciter aussi le docteur Alioune Sarr ci vraiment liggéey bu rëy bi nga xamante ne nii peut-être moom la liggéey ci 26 ans yi ñu génn parce que wax dëgg fa neex yàlla bi muy jël làmb boobu làmb tey meluloon nii liggéey na liggéey bu rëy tey nag vraiment agsi na fi mu waroon yem ñu koy féliciter di ko ñaanal moom it yàlla guddal fanam te li mu defal làmb tamit yàlla na ko yàlla sunu borom delloo. Niveau CNG bi nag tey Bira moom moo ko géré ànd ci ak ñoom Maysa Ndiaye ak équipe bi ñu àndal ñoom it ñu ngi leen di ñaanal jàmm pour que tamit ñu mën a réussir comme li docteur Alioune Sarr jot a def ñu def lu toll noonu wala lu ko ëpp mais tey doon naa xaar man beneen façon bureau bu bokkul ak bureau bii parce que tey fi làmb tollu gis naa ne làmb am na ay nitam. y a des hommes de la lutte ñoo xam ne tey ay kilifa lañ ci làmb produire leen ba ñu xëy agsi fi ñu agsi àgg fi ñu àgg tey yàlla dogal ñu doon ay kilifa pour man nag ñooñu tey jaadu woon na bu ñu demee tamit ba docteur Alioune Sarr di génni ñu jël leen responsabiliser leen dénk leen ci làmb loo xamante ne nii ñoom dinañ ci am luñ ci mën a andi parce que nag xam nga béy xamul la ca dégg ba xar ma xamu ko mbanaate ko xam parce que moo nóor ba ca ban ba donc jàpp naa ne tey bu loolu amoon doon na gën même bu fekkoon dañu jël ku mel ni Bira Sène def ko président CNG jël ku mel ni Tyson nga xam ne c'est une personnalité pure de la lutte tey nga xam ne làmb moo tax ñu xam ko mu nekk tamit koo xam ne tey produit
làmb la ñu def ko le premier vice-président chargé de la lutte avec frappe jël ku mel ni Yékini nga xam ne moom it def na 15 ans de succès c'est un champion international làmb produire ko mu nekk produit làmb ñu def ko tamit le deuxième vice-président chargé de la lutte sans frappe yaakaar naa ne ñooñu bu amee un président même bu doonee Bira Sène dinañ ko mën a accompagner pour aussi xam lan mooy feebaru làmb parce que làmb tey dafa feebar parce que li tax ñu ne Alioune Sarr na fi jógee parce que tey dafa am yu bari yu am ci làmb yoo xam ne ay jafe-jafe la muy texte yi ñu war ko changer war ko xoolaat yooyu nag bu ñu demee ba war ko defaraat jëlee fi ku toll ni Alioune Sarr war nañ mën a andi ñoo xam ne tamit ay acteurs lañ seen xam-xam màcc ci làmb nga xam ne tey képp ku fi mën nekk président dinañ la mën jege accompagner la wan la yoon wi wan la ne la nii ak nii la war a demee donc surtout nag muy ku mel ni Yékini di mel ni ku mel ni Tyson nga xam ne très honnêtement ku dee ak sa bàmmeel ñoom ay personnalité de la lutte lañu ay nit lañ yoo xamante ne nii def nañu ci làmb lu ne donc tey mérité nañ plus que ñu nekk ay conseillers ak yooyu quoi. donc man loolu moo nekkoon suma xalaat mais nag comme loolu defuñu ko laissons avec le temps l'avenir va nous juger ñu ñaanal leen rek parce que gaal boo ci nekkee mag ñi dañuy wax ne bul ñaan gaal gi diig parce que bu gaal gi diigee ku nekk mën nga yàqule. ñu ñaanal rek comme ñoom ñoo fi ne mais tey bu ñu defoon neneen parce que man li ma jaaxal ñii ñu fi andi yëpp ñu jiite c'est des produits du mouvement navétane. Mais où est les hommes de la lutte? Tyson c'est quelqu'un qui est très crédible. Yékini aussi noonu. te ñu ngi nekkoon ci biir CNG bi si année bii ñu génn rek ñu def leen ay conseils pourquoi pas ñu responsabiliser leen ou une personnalité neutre dénk ko CNG bi ñoom ñu accompagner ko man yaakaar naa bu loolu amoon ci la làmb di gën a jëm ci kanam parce que làmb li fi ne te ñu war ko defaraat dafa bari mbër yi li ñu leen teg diis na promoteurs yi li ñu leen teg diis na parce que waxtaan tamit wax dëgg ca la texte yi diis na vraiment làmb metti na même mbër yi li ñu leen teg diis na da ngay gis mbër yi ci mbapat bi nii mbër boo xam ne da nga am licence ba pare ñëw di bëre si da ngay cotiser 1000 francs ngay génn sinon doo bëre 1000 francs yooyu kan moo koy récupérer le CNG te CNG bi boo tegee 5 millions day am 10% muy 500000 500000 yooyu bu ko jëlee moom ci lay fay ay arbitre am ci lay fay docteur am donc loolu aussi c'est beaucoup c'est trop kon war nañu ko xoolaat ba coow yi nga gis yu mujj yi si biir 10% yi 70% yi kooku arbitre yi ñoo ko moom mais gis nga du ñu def noonu andi na problème ba moo waraloon ñu rajee arbitre yi donc texte yi war nañ ko xoolaat pour man war na am beneen comité boo xam ne dafay nekk benn comité buy arbitrer li CNG di liggéey parce que barki démb Lac de Guiers dafa bëre ñu ne ko dagg nañ la 7 millions parce que ni nga bëree baaxul mu oññee ko ñaxtu loolu ñu ne ko sax léegi suspendre nañ la donc Lac de Guiers toog amul fu mu jooyee loolu amul benn recours bu mu mën a def léegi amateurs yi ñooy mujj toog di ñaan di wax ci rajo yi di wax ci télé yi ba ñu ne baal nañ ko léegi 7 millions am dem te 7 millions xam nga ne du caaxaan donc yooyu yëpp yu war a revoir la xoolaat ko defaraat texte yi pour aussi làmb gën a jëm ci kanam. da nga tudd léegi arbitre yi te jàngoro yëpp daanaka saafaraw na mais dégguma problème bi nga xam ne moom la arbitre yi amoon ak CNG ñu jëm ko lijjanti boobu ba léegi waxuñu ci dara lu tax loolu. waaw dégg naa aussi arbitre yi recevoir nañ leen mais donc li ñu leen wax mooy dañ leen di gracier mais arbitre yi ñoom waxuñu loolu dafa am lu taxoon ñoom ñuy ñaxtu bind CNG ay yooni yoon CNG tontuwu leen ñu xëy benn bés jël seen décision ne du ñu siffler CNG xëy ne kon tey dañu def journée boo xam ne du ñu siffler dañ leen di suspendre ñii sax dañu leen limoger à vie donc yooyu moom laay wax ne texte yooyu war nañ ko xoolaat parce que c'est pas parce que da nga nekk benn comité de gestion rek gérer ay nit nu la neex rek nga koy defee ak noo ko xalaatee donc ñooñu aussi tey ministre bi am na capacité bu tax mu war leen mën a utal beneen commission boo xam ne ay juristes sax ñoo fay nekk di leen superviser même bu ñu defee loo xam ne nii du yoon ku mu neexul nga def recours boo demee ñooñu attewaat la tey football bi par exemple boo demee CAF wala nga dem FIFA même tey décision bu ñu mën a jël mais da ngay boo ci àndul da ngay dem tribunal des sports boo demee dañu lay attewaat bu fekkee yaa am dëgg dañ lay jox dëgg bu fekkee amoo dëgg dañuy kase li FIFA wax wala li CAF wax donc ak quelle que soit position boo mën a am da ngay xam ne tamit
yow du parce que da nga am position rek lu la neex da nga ko war a def donc tey CNG bi loolu dafa nekk lacune te lu ñu waroon régler la parce que aussi mbër yi sonn nañu mbër da ngay gis mbër bu bëri fii rek ci mbuur dese 100 000 ñëw ñu dagg la 40 000 wala 60 000 nga dese 60 000 wala 40 000 mais loolu mooy lan fu ñu ko teg sur 20 litres ku nekk nga dagg 40 000 ñii 30 000 ñii 10 000 loolu lépp ngeen dajale ko dugalaat ko seen biir mais loolu c'est trop quand même il faut arrêter nañu wax loolu parce que ñun li ñuy wax lu question de ay nit moo tax ñu koy wax. ñun lépp lu nit doon wala lu mu am yéene nañ ko mais dañu nekk ci benn sport boo xam ne sunu sport national la et puis ñu judd ci màgg ci war ci joxe sunu xalaat donc li ñu war a njëkk a def mooy wax ci loo xamante ne nii def ci loo xamante ne nii dafay promouvoir sport boobu dëggantaan jaay ci dëgg pour que mu mën a gën a jëm ci kanam même les CRG les comités régionaux les comités départementaux ni ñu leen fale sax du yoon parce que inspecteur des sports bi démembrement ministre bi la c'est le représentant du ministre des sports moom mooy xool benn nit rek mu ne kii mën na yor lii wax ko préfet wala gouverneur ñu installé ko par arrêté moom mu wut ay nitam ànd ak ñoom mais kenn du ko mën calculer kenn du ko mën justifier te même inspecteur bi comme c'est le représentant du ministère waroon na même bu jëlee nit ne ko yaa fi nekk pour ñu dénk la làmb bu ñu ko dénkee mu andi ay nitam tey ji inspecteur boobu waroon na am benn regard ci li nga xamante ne nii moom la comité boobu di liggéey mais loolu lépp du am ñoom comité bi dañ fiy nekk rek nekk buur nekk bummi bu leen neexee ñu jox la date bu leen neexee duñ la jox date bu leen neexee ñu dagg sa xaalis bu leen neexee lu leen neex daal di n'importe comment mais loolu nag yaa xayta bokkul ak li man développé làmb kanam làmb léegi dafa màgg dafa am fu mu àgg il faut que ñu defaraat texte yi pour que tamit làmb mën a jëm vraiment ci kanam mais nii muy doxe nii vraiment doxin wu lëndëm la doxin la woo xamante ne nii dara leeru ci te comme nag dafa nekk suñu sport national dem ba ñu valoriser ko mu nekk industrie am ñu ko yaakaar di ci tedd di ci dund kon war nañ ko gën a tabaxaat war nañ ko gën a doolelaat ba nga xamante ne nii ëllëg lépp dina tegu sur table lépp leer ku ci nekk yaa xam acteur nga ak foo mën a féete yow nga mën ci jariñu li nga ci war a doon nga doon ko ci mais nii nga xamante ne nii noonu lay doxee il est temps que ñu arrêté mu jeex ñu xam ne lii mënatul continuer donc moo tax ma ne bu ñu demee ba fiy jëlee ku mel ni Alioune Sarr waroon nañu seet ñeneen ñoo xamante ne nii du ñu ay poulain Alioune Sarr pour que ñoom ñu mën a ñëw andiwaat leneen lu bees avec les hommes de la lutte à l'image de ñi fi nekk te bëreetuñu te nekk des personnalités internationales à l'image de ñoom Tyson ay Yékini waaw mu nekk seen milieu donc mais daal mënoo jël ay quelques nit fee rek ñu ñëw di liggéey ci làmb di ci tedd di ci dund nit ñi toog mbër yi du ñu am fu ñu jooy tey nga dese 100 000 reliquats nga ñëw sa ménage ñëw ñu ne dagg nañ la 40 000 parce que da nga dugal lu ëpp heure bi nga ñëw ak yooyu mënoo ko justifier mais léegi yow doo dem boo waxee ñu nangu sa licence dootoo bëre mais léegi téye obligé nga dem yóbbu 60 000 léegi ñu téye 40 000 yi ak keneen mais yooyu ba kañoo ñu ne duñ ko wax ku ko wax ñu ne kii ñun kenn mënuñu teree wax suñu xalaat làmb ñun dañ ci juddu yaru ci màgg ci ba yem ni ñu yem vivre ko muy suñu milieu naturel ñu am ci xalaat li ñuy wax nii dañ koy wax rek te yàlla tax seetuñu ci ma sàmb seetuñu ci ma demb xooluñu ci lu ci neex nit xooluñu ci lu ci naqari nit parce que ñun làmb mooy suñu milieu suñu sport la kenn mënuñu ci tere wax suñu xalaat football bi duñ ci wax duñu wax ci basket bi làmb moom dinañ ci wax même li ñu ciy wax bu fekkee dafa am ñu mu déranger wala neexu leen tant pis pour eux mais du tere ñun ñu wax ci suñu xalaat parce que c'est notre milieu. ñu ne Modou Lo ak Ama Baldé combat royal bi mën na dàq combat Balla Gaye Modou Lo 2010. waaye loolu dafa jaar wax dama ne la combat Modou Lo Ama Baldé si 10 dernières années yi moo dàq ci làmb ji parce que combat da ngay boole ñaar ñu tolloo gannaaw. da ngay boole ñaar ñu tolloo xam nga tey Ama Baldé ak Modou Lo bu ñu taxawee ci digg géew koo ne diw mooy daan rek da nga ko faral. dëgg la da ngay xam ne ñaar ñii dañoo tolloo ci lépp dañoo war a mën a bëre. ba pare ku ci nekk yàlla dogal nga am gannaaw goo xamante ne nii mën na bëre ak sa morom ñaari xale yu am gannaaw lañu. combat boobu amul benn combat bu mu fi yemal. loolu mooy dëgg gi ba pare mu nekk combat jànq. bëreeguñu Modou Lo mii luur la. dajeeg Balla Gaye 21 mars 2010 tey ñu ngi 2020
gis nga fi mu jaar daan Eumeu Sène ñaari yoon daje ak Bombardier yóbbu ko ci docteur bi te dañu ne woon xale la amul doole muy reyante ba yàlla dogal tey mu xëy nekk roi des arènes. Ama Baldé nga gis fi mu jaar ak gaañi yàlla dogal nga gis fi mu jaar ak Tapha Tine corrigé ko duma ko daan ko benn tàkkusaan Malick Niang nekk fi ayle kenn mënu koo daan Ama Baldé daf koo duma daan ko nekk xale boo xam ne doomi mbër la te léppi mbër a ngi ci moom bu tuusee nga d'accord bu daagoo nga d'accord bu feccee nga d'accord bu bëree nga xam ne mbër la ñaar ñooñu nag boo leen boolee seen combat du man lu dul neex dama ne la combat la boo xam ne moo dàq ci combat yi fi taxaw te dama ne la gisaguma ci mbër yi fi ne ban schéma nga war a defaat ci 5 années yi ñu jëm combat bu mel noonu yàlla nañu ci yàlla yóbbu rek lafal ñu cat dàqal ñu seytaane mais c'est un très très grand combat te kooku sax man waxuma ko amateur yee ko wax looy tàggoo ak D4 TV. waaw di kontaan xam nga jibi moom vraiment ñu ngi koy gërëm parce que xale la mais am na jom xam nga doon xale du très am jom mu ngi góorgóorlu et puis mu ngi xool ay affaire di dugg di yëngatu di góorgóorlu parce que c'est la vie àddina moom góor ga daf ma ne woon bu liggéey yëmeeg tëdd jàmbaar dootul gaawtu te liggéey dafa am solo doomu dëkk bi la mu ngi ci rajo bi mu ngi ci télévision yi mu ngi góorgóorlu xanaa ñaanal ko rek mook D4 TV yàlla lafal ko cat te fu mu bëgg sitam bi àgg fa site bi àgg fa yow nag di kontaan si yow xam nga yow sama diggante ak yow diggante suba ak ngoon la man ak yow yàlla moo ñu boole ñu bëggante nga nekk xaleel mais nekk tamit xaleel boo xamante ne nii ndaanaan nga parce que doon xale du tere doon ndaanaan ngay ndaanaan ci lii ngay def nii donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant di am mbégte bu baax di ñaan yàlla tamit yàlla dolli jàmm ci biir réew mi dolli sutura feebar bii fi dugg yàlla jëlee ko fi parce que tamit dëkk bi temps yi naqari na jaxasoo na dëgër na lépp a taxaw kon yàlla na ko fi yàlla gaaw jële ñu mën a delluwaat suñuy activité di ñaanal réew mi yëpp jàmm nag di ñaan jàmm ci biir réew mi di ñaan aussi ñëpp nekk ci jàmm ñëpp wër ñëpp am jàmm parce que boo warul doo mën a liggéey te boo liggéeyul doo mën a jaamu yàlla ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. merci beaucoup jërë ngeen jëf mbokk yi loolu moo nekkoon seen émission làmb ji ma ñëwoon tey fii ci Daaru Salaam doon jël si raay ba ci seen émission D4 TV bi nga xam ne mooy émission làmb ji ma ànd ci ak Jibi Ngom tey nag fii su ma fi toogee damay am mbégte bu baax ak contentement ndax kii mooy suma directeur li ci man yëpp moo ko def ñi ngi ñëw ci kër gi avec surprise boo xam ne bi ñu ñëwee dañ fay fekk Luc Nicolaï ñuy waxtaan ci combat bi nga xam ne mooy combat royal Modou Lo ak Ama Baldé mu nekk combat boo xam ne combat bu doy waar la ak D4 TV Njomb Ñang la ak Jibi Ngom merci beaucoup